waaw c'est que normalement vie politique ci benn dëkk dafa nekk loo xam ne citoyens yi ci nekk yëpp ñoom ñoo ko war a yore maanaam vie politique warul nekk affaire boo xam ni yenn ci ay citoyens yi ñoom ñoo ko war a yore yeneen citoyens yi toog ni ñun suñu yoon nekku ci parce que politique bu fekkee ni dëgg-dëgg comprendre nañu li ñuy signifier mooy loo xam ni day jëmale kanam réew loo xam ni day jëmale kanam gox kon bu boobaa ku ci nekk sa loxo war nga ko cee dugal pour mu dox na mu war a doxee mais boo ko dee xool réew yu Afrique yi wala réew bu mel ni Sénégal politique dafa mel ni dafa am ñoo xam ni ñoom lañ ko jagleel am citoyens yi nga xam ni dafa mel ni seen yoon nekku ci parce que ni ñuy gisee politique la ak ni ñu koy doxalee dafa mel ni ñu ko gisee ak ni ñu koy doxalee dafa mel ni loo xam ne pour wutukaayu xaalis la pour wutukaayu cër la pour wutukaayu ndombal tànk la alors que politique du loolu politique li ko tax a jóg dëgg moom mooy defar. alors comme nag dañoo changé complètement politique li melokaanam dem di ko defee neneen moo tax mu indi Sénégal politique boo xam ni ci ñaawteef la jëm ci gaañante ci rayante ci waxante ju ñaaw ci xasante yu demee noonu fekk ne normalement fu politique am loolu amu fa place maintenant boo ko dee xool Sénégal ci at yi ñu génn am na ay changements yu ci am boo ko dee xool li ñuy wax débat public dafa nekkoon lu dundoon biir Sénégal am ñoo xam ni dañ ci doon jóg di yëkkati seen kàddu di wax surtout ci société civile mais boo ko seetloo at yi ñu génn dafa mel ni loolu dafa xaw a wàññeeku maanaam ñi nga xam ne dañ doon jël seen kàddu di wax si dëkk bi bu mësoon a am ay yenn problème waroon a am ay yenn cas parce que du ñàkk nag tamit ñooñu di yëkkati seen kàddu di wax ñuy xool nu ñuy defaraatee ba affaire yi jag kàddu yooyu dafa xaw a wàññeeku ñenn ñi gisatuñ leen ñenn ñi déggatuñ leen. bu ko defee kon place boobu nga xam ni ñoo ko waroon a occuper kenn occupé tu ko il faut mu am ñu bees ñoo xam ni ñooy occuper place yooyu loolu boo ko dee xool indi na ay acteurs yu bees yoo xam ni daaw ñu leen dégg léegi ñi ngi leen di dégg mooy ñi nga xam ne dañuy saaga par exemple ci toile bi ñi ngi bëri parce que ña nekkoon foofu waroon faa toog di wax ñoom ñoo waxatul ñoom ñoo waaf d'une certaine manière wala d'une manière ou d'une autre ñu nekk ci yeneen activité am ñu occuper place yooyu mooy ñooñu wala de plus en plus ngay gis sëriñ si di wax. ci catégorie bu ñu toll di wax di dugg ci mbirum politique parce que am na place bu nga xam ni espace public c'est vrai que ñëpp am nañ ci place mais bu ñu demee ba nga xam ne ñenn ñoo xam ni saaga moo leen tax a jóg ñi ngi ciy wax kon ça veut dire que vraiment place boobu dañ ko war a occuper wuñ ko li ñuy jàpp daal mooy at yi ñu génn am na changement yu bëri ci débat public bi vraiment fi nga xam ni fa lañ doon waxee am na ci ay borom xam-xam yu mag yu ci doon wax ay ñoo xam ni seen xel rafet na kàddu gi rafet ñu doon wax pour defar bien que yenn saa yi ay ñaawteef lañ doon dénoncer mais dinañ ko dénoncer teg ko ci yoon mais ñooñu dañu dem ba mel ni dañu bàyyi alors place bi am ñeneen ñu ñëw daal di koy occuper loolu moom moo indi acteurs yu bees yi. tey bu ñu demee ba chef religieux wala jiit religieux am ñoo xam ne ñu ngi si dugal seen kàddu ñu dem ba gën seen fës ba parfois tamit nit ñi gis ni seen wax yi day nekk wax boo xam ne waxu par parloo la wala wax boo xam ne maanaam tëkku la yëngal ko ci nguur gi cas bi ñu mooy kaawoo seen Moustapha Sy bi nga xam ne moom ci wax na fi jot naa fi wax ay ñeneen ñoo ci tontu yooyu tey boo gisee doxalin boobu lan lay dund ci Sénégal ndax respect bi ñu joxoon chef religieux yi am ba tey ba bu ñu waxee seen wax loolu nit ñi dootuñu ko farataal wala boog tey chef religieux yi ñu gën a radicaliser wu ci situation bi Sénégal yi. waaw man dama yaakaar ne chef religieux aussi am na droit prononcé wu ci réew mi ni muy doxee am na ci droit parce que koo xam ni ci réew mi la bokk te koo xam ni tamit kilifa la ci réew mi. problème bi ñu am mooy colonisateur bi moom moo bëggoon a doxalee réew mi nu ko neexee mu fexe ba chef religieux yi mu xaw leen a ber moo tax ñu naan kilifay aada kilifay cosaan kilifay nguur gi yooyu boo ko defee buñ ko defee colonisateur bi dafa bëggoon ñi nga xam ne ñooy kilifa diine sori leen bañ a dugal seen loxo ci àdduna nu muy doxee alors loolu nag jaaduwul parce que ñun ci suñu démb ak suñu bërki démb diine ak réew nu muy doxee dañu mësoon a ànd. kilifa diine yi dañ doon dugal seen loxo ci réew yi ni ñu ko doon doxalee boo xoolee par exemple li amoon Fuuta ak almaami Souleymane Baal imam la woon révolution Torodo bi mu ko conduire 1776 dafa wax ni nii la ñuy doxalee am réew te boo ko dee xool ni muy waxee nit ñi doxalee ak réew daf koo delloowaat ci diine kiy doxal réew dafa war a juub dafa war a yiw dafa war a sell warul jël njabootam rek jàpp ni ñoom ñoo ci war a profiter mais ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëpp daf leen a njaboote dafa war a def loo xam ni dafa jaar yoon li muy def daf ko war a teg ci ay charte ak yu demee noonu donc almaami Souleymane Baal boobu dafa indi woon façon doxalinu réew boo xam ne daf koo delluwaat ci diine
donc ñun ci suñu aada ak suñu cosaan xam nañ ni bu baax ni njiit ak diine dafa àndoon bi ñu demee ba taxali ko tubaab bi moom moo ko def moom moo bëggoon a taxale kilifa diine yi teg leen fële comme ça ñu bañ koo sonal moom ak njaboot ji loolu nag inconsciemment dañu dem ba di ko continuer di ko def léegi mais ki nga xam ne moom mooy kilifa diine dafa am wàll ci réew mi ni muy doxee kilifa la bu ñu demee ba jàpp na ni nit ñuy doxalee xaw naa weng war na mën a taxaw ni nañ ko delloo si waat bu fekkee ni jàpp na ni nit ñuy doxalee baax na am na droit ni nañ ko gën a dëgëral parce que lu baax tamit mën nañ ko fexe ba mu gën a baax mais li nga xam ne dafa jaarul yoon mën nañ ko fexe indiwaat ko ci yoon mais loolu la kilifa diine yi nga xam ni xam nañ leen ràññet lañ leen bu baax a baax loolu la ñu mës a wax sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh bi Lamine Gueye génnee àdduna discours bi mu def mooy discours xool nañu xoolaat suñu bopp que àdduna du kër nañu sóoraale ëllëg maanaam compte bancaire baax na lool waaye compte bàmmeel tamit nañ ko fàttaliku di ci def dara di def dara ci compte bàmmeel mooy def lu baax wax lu baax jéem a defar mais kilifa diine am na droit rappeler loolu bu mu demee ba jàpp na ni yoon bi ñu jaar nekkul yoon wi gën donc loolu man au contraire je trouve que chance la que ñu am ay kilifa diine yu ñuy fàttali suñu bopp fàttali ñu yoon wa ñooñu jaar bu ñu demee ba nga xam ne ñoo ngi wàcc. mais boo gisee tey politique bi politiciens yi dem ba ci langue politique yi kilifa diine yi ba tey bu bëgg a jël nguur gi faaw nga dem ci chef religieux yi pour gën a dëgëral sa taxawaay wala moom ñenn ñi sàkku sax chef religieux yi fësal na ñoom lañu àndal boo gisee jàppale ko est-ce que du am lu mu jur loo xam ne xaw a tàggat tembe ci doxalin. loolu problème la en fait par contre bu fekkee ne dañoo yaakaar ne pour jot réew mi da ngay jaar forcément ci kilifa diine wala pour doxal réew mi foo nga wéeru ci kilifa diine loolu am na lu nga xam ne mënoon nañ koo doxalee mu gën a yemb mooy ñu jàpp ne képp ku nekk ci réew mi war nañu wax ak yow gis nga politicien ki nga xam ne dafa jóg pour ñu jox ko réew mi dafa war a am programme loolu moo ëpp solo programme bi mu am ndax nit ñi gis nañ ci seen bopp ndax kilifa diine bi gis na ci boppam bu ko defee man jàppalewuma Masamba wala Mademba programme laay jàppale programme boo nga xam ne bi ma ko jàngatee dama jàpp ne buñ ko doxalee dina jëmale am réew kanam te loolu nag du benn programme kese bu fekkee ni fukki nit ñi ngi soxla réew mi ñoom fukki yooyu yëpp ma jàng seen programme jàpp ni programme bi ma jàng yëpp daal dafa mel ni bii moom moo ma ci gën a dal sama xel am naa droit ni programme bi de jàppale naa ko mën nañu bañ a def sax ci programme yi tur ñi kii diw moo ko porté bële diw moo ko porté mais bu ma xoolee programme yi rek dinaa ni bii kat laa jàpp ni moom moo gën a ñoŋ waaw léegi ma jàppale programme boobu loolu am naa ci droit mais bu fekkee ne dama dem di teguma ko ci programme ci ay naxante laa ko nar a teg gis nga lépp lu ñu jël teguñu ko ci programme teguñu ko ci offre politique teguma ci ni lii mooy sama gis-gis fii laa bëgg a jëmane réew mi bu fekkee ne teguma ko foofu rek ci ay nax laa ko teg. waaw xam nga léegi nag Sénégal je crois que am na lu bëri loo xam ni changé na fi maanaam am na ci taalibe yoo xam ni bu fekkee ne da ngay wax ni nañu defar jumaa ji wala nañu bay tool bi wala yu demee noonu dinañu jóg parce que loolu seen warugar la waaye nag boo leen neel wootee leen diw dinañu xoolaat ñoom en tant que citoyen ay actionnaire lañu donc loolu seen mbiru bopp lañu loolu aussi il faut ñu bàyyi ci xel c'est-à-dire que citoyen sénégalais bu bees bi rawatina ndaw yi dafa nekk koo xam ni dafay xool ci ñi nga xam ne ñoo ngi soxla réew mi wala leneen kan moo ci gën a taxaw pour ay problème am parce que ndaw yi dañu am ay problème mu liggéey dañu am problème mu jàng dañu am problème mu formation dañuy xalaat seen ëllëg ñii ñi ngi dem Libye ñu leen di def ay jaam ñii et cetera am nañu ci sonn donc ki nga xam ni jóg na pour saafaraal loolu dañuy yaakaar ni kooku la kilifa diine bi di àndal te dañuy yaakaar ni ndaw yi kooku la ñuy àndal waaye ki nga xam ni dafay ñëw pour gën a indi fitna. kooku nag kilifa diine yi am nañu droit ni ñun ak suñu njaboot de comme dañ leen a bëggoon a yiir bu ñu sañoon kii ñu sore ko parce que fitna la te jëmalewul am réew kanam jëmalewul ab askan kanam donc kilifa diine bi am na solo mais ki nga xam ne moom moo yëngatu ci politique daal li ëpp solo mooy mu am programme bu baax bu mu proposé réew mi ne leen programme bi laa leen proposé te yaakaar naa ni boo leen ma joxee réew mi dinaa jëlee réew mi fii yóbbu ko fële. te du man rek maa koy def damay ànd ak yéen ca liggéey boobu nit ñi buñ ci gisee seen bopp
kilifa diine bi gis ci boppam am na droit accompagner loolu mais bu fekkee ne dañ koo teg rek ci diw mën na maa jox lii mën naa am ci moom lii lu mel ni xaalis wala lu mel ni kër wala lu mel ni oto wala lu mel ni ay jumtuwaay bu fekkee ni ci loolu lañ ko teg jaru ko loolu amul benn njëriñ. am ñoo xam ne ñoo génn jël ay kàddu yoo xam ne Sénégalais yi ñoo ko fekkoon daal di koy dégg ko saaga suuf di ko ornal muy saaga yi ñuy dégg tey ci réseaux sociaux yi ak tëkkuwante yi ak aussi problème de caste yi nit ñi commencé di jur boo gisee violence verbale boobu moom di am tey ban jàng moo fi def ci ñoo xam ne waaw man dama jàpp ne Sénégal dafa am benn baat boo xam ni dafay wane xar kanamam mooy baatu sori sori bi njëkk mooy sori bi nit ki sori kër gi kër dafa nekkoon fi nga xam ni fa lañ doon waajalee nit ki ci ak yar ba nga xam ne bu ñu paree ci moom am na yoo xam ni du ko rus waaye da koy jomb wolof dafay def différence entre rus ak jomb gis nga ki rus mooy koo xam ni du def wala lu wax lu ñaaw parce que nit ñaa ngi koy xool waaye bu ko nit ñi xool rek mën na koo def kooku dafa rus mais kiy jomb nag mooy koo xam ne ñu xool kook ñu bañ koo xool du def lu ñaaw loolu nag ci kër gi lañ ko doon jàngalee bi nit ki nekkee ndaw mais ban kër tey ji moo continuer di liggéey boobu ci ndaw yi dañ ko daan def ci ndab Camara Laye da koy bind ci l'enfant noir bu ñu mësaan a taaj ndab li añ wala reer gone yeeg mag ñi ñoo doon bokk ndab li téye ko gone yi dañ leen doon wax nañu téye ndab bi ak loxo càmmoñ ndab bi warul yëngatu gis nga ndab bi mooy société bi ku ci ne da nga ko war a téye sa loxo ba société bi du yëngatu maanaam warul am benn problème bu ñu paree loolu ñu ni ko sa loxo ndeyjoor ngay lekkee te sa loxo ndeyjoor boobu sa kanam ngay yem donc ku ci nekk da ngaa war a yem sa kanam wormaal sa morom ndawal gi ci duggu ndab li du pour yow kese da ngaa war a dagg tuuti mais da ngaa war a bàyyi pour ñeneen ñi gis nga esprit de solidarité esprit de partage yooyu yëpp dafa amoon démb ak bërki démb ñam li waroo koo tuur parce que yow yàlla may na la nga jot ci ñam jooju am na ki nga xam ne jotu ci kon war nga wormaal ñam gi ba doo ko tuur ci suuf waroo lekk di teg sa loxo ci suuf waroo lekk di wax waroo lekk di xool ñeneen ñi nañuy lekkee loolu yëpp dañ ci daan yar nit ñi ci biir kër yi mais léegi dañoo sori kër yi baatu sori bu njëkk mi ngi ñëw ci kër gi moo tax sëriñ Moussa Ka di wax ci xarnu bi ni kër yi léegi dañoo wéetaayu kër yi mooy ndey ak baay ak maam ak ña nekkoon ca kër ga waroon a yar gone yi léegi temps boobu amatul baay bi ak ndey bi dañuy xëy liggéey xale bu ndaw bi dem jàngi bu ñu wàccee ñëw tëdd bu ñu tëddee ba pare la seen papa ak seen yaay di soog a wàcc donc mën nañ toog semaine bi yëpp du ñu gis seen wéyjur moo tax Oustaz Aliou Sall di wax ne xale yu bëri seen ndey génn na àdduna ba ñu dàqee mbindaan ba donc premier sori mooy sori bi ñu sori kër gi deuxième sori mooy sori bi nga xam ne moom la ñu sori yenn royuwaay yi c'est-à-dire tey jii ñu ne dëgg ci Sénégal ñan ñooy royuwaay pour ndaw yi bu njëkk royuwaay dafa nekkoon baykat sàmmkat nappkat fajkat jàngalekat koo xam ni da doon liggéey di ñaq di dundee ñaqam jëf jël ñaq tedd waaw léegi kan mooy nekk royuwaay est-ce que nekkul koo xam ni njublang la koo xam ni da koy régler koo xam ni da koy diil koo xam ni da koy lijjanti ba ñu dem ci société bu naan xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti loolu benn façon royuwaay bu bees moom moo commencé juddu te nekkul li gën donc dañoo sori royuwaay yi gën yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon dem jege ji royuwaay yi nga xam ni ñoo yées bi ci topp moom mooy ay jikko tamit dañoo sori jikko yu rafet ya fi nekkoon dem jege ay jikko yu ñaaw dañoo dem ba nga xam ni sax tey jii booy def sa liggéey normalement dañ naan yow da ngaa gëm service comme bouton Ousmane Sembène di bind ci benn téere bu tudd Le Mandat nee na jub léegi délit la Sénégal l'honnêteté est devenue un délit boo jubee yow ku doy waar nga ku mënul nit ñi mënul comprendre lu tax nga war a jub loolu musiba la day indi baatu sori alors sori bi nga xam ne moom mooy ci mujj moom la sëñ Moussa Ka di wax ci xarnu bi ñàkk bon ci waaju baax mooy sori am nag parce que boo ko dee xool dañu nekk ci réew yi nga xam ne boo ko dee xool am bi dafa mel ni dafa am ñenn ñu ko xaw a aakimoo bëri ñi ci ñoo xam ni yoruñu dara ñi yor lu ëpp ba ivoiriens yi dañ naan am na ñu ne ca kaw am ñu ne ci suuf waaye ñu ne am na ñu ne ca kaw a kaw am ñu ne ca suuf a suuf yenn saa yi tamit du ñu fàttaliku ñooñu jàppale bañ leen waroon jàppale duñu leen ko jàppale xam nga bu demee ba xale yi naan Barça wala Barsaq wala dem Libi ñu def leen fa jàmm moo leen gënal toog fii ça veut dire que metti na dëgg et jamono jooju muy metti am na ñoo xam ne am na lu ñu aakimoo
benn moment ñi ngi fi doon wax traque des biens mal acquis ak yu demee noonu pour wane ni am na ñi aakimoo alal ji bàyyi ñeneen ñi ci des. alors li ma bëgg a wax rek moom mooy réewum Sénégal sori yooyu boo ko jëlee boole sori kër gi sori royuwaay yu baax modèle sori ay jikko yu rafet sori am-am loolu yëpp boo ko boole dafay indi violence fitna violence verbale violence physique jamante wala violence symbolique koo xam ne amul wala dafa feebar ñu beddi ko. est-ce que loolu war nañ tamit justice Sénégal dañuy commencé ragal benn dëgg bu am bu fekkoon ne dañ naan yoon la ñuy topp dem ba ci biir gis ne yoon ni muy doxalee war ko doxalee wala ñuy sàttali si yoon boobu dafa am benn pression bu am ci ginnaaw dafa am benn heurtal bu ñuy heurtal yoon boobu tey est-ce que du xaw a indi xel ñaar waaw xam nga yoon moom bu ñu demee ba nit ñi di ci xalaat ne dafa xaw a jeng wala xëy na kii dafa ànd ak diw moo tax lii am wala dafa contre diw moo tax lii am loolu bu ñu demee ba xaw a wóolootuñu suñu yoon musiba lay indi cim réew loolu moom mooy indi nit ñi di yoonal seen bopp justice privée nga xam ne boo ma tooñee au lieu que ma yóbbu la ca yoon man maa koy jéem a lijjantil sama bopp parce que dama naan la bu ma la yóbboo ci yoon comme kii nga àndal wala kële nga àndal dara du la ci fekk wala man comme aw ma dara tekkiwu ma dara sagaru laa bu ma demee dañ may def lii dañ may def lële loolu nag réew yi nga xam ni dañoo am ay problème yépp boo ko dee xool noonu la tàmbalee am na ci réew yi nga xam ni demoon na ba réew ma dafa salfaañoo complètement jaxasoo complètement ñiy jaar fëy ñiy jaar fële xeex bi mel ni tulleeg màlle lu ci ëpp ab justice bu nga xam ni dañ ko doon fowee la dañ ko doon caaxaane donc justice du ay caaxaan te pourtant Sénégal bu fekkee ne dañu bëgg a wax rek ci ressources humaines yoo xam ni dañoo seen xam-xam dafa màcc ci mbirum justice du loo xam ne parce que dañ fee bokk rek la mais lu am la xam-xam bi mi ngi fi léegi nag ni ñuy organiser woo nañ ko xoolaat ba nga xam ne bu ñu tegoo ci yoon daal jiixi jaaxa mënul ñàkk nag quand même mais fu ñu toll dinañ ko leeral ba ñoo xam ni dëgg-dëgg li parce que manipulation aussi ci justice ci côté yëpp la loolu tamit bu ñu ko fàtte am na ñoo xam ne dañuy wax ni non justice bi ni muy jaaree doxul yoon et cetera parce que dañoo bëgg a lëndëmal xelu nit ñi aussi am na ñi nga xam ne dañ naan jaar na yoon parce que dafa non mais nañ ko def ba mu leer ba nit ñi mu leer seen bopp ni lii moo am te bu lii amee nii la ñuy doxale loolu je crois que bu ñu ko defee dina nekk lu am solo mais franchement yenn saa yi nga gis yenn jëfin yoo xam ne dina xaw a tey xelu nit ñi am na fii ku ñu fi libéré xaaja guddi mu jël avion dem yoonam fan lañ ko teg donc ay affaires yoo xam ne finalement nit ñi dañuy poser wu des questions sur la justice jamono jooju ñu koy libéré muy dem yoonam am na ñi nga xam ne ñu ngi def fukki at ci prison yi te xëy na peut-être li ñu jël moo gën a néew foofu li kooku jël li ñu wax ni kooku loolu la jël donc dama bëgg a wax rek ne justice tamit warul nekk justice su kumba am ndey kumba amul ndey dafa war a nekk justice su ndey du seex tëddee njaaxaanaay yamale ñëpp loolu bu ñu ko defee jàmm naan ñooy. lu mel tey lan la ñu jural Macky Sall ñu seet nii naan Macky Sall moo nekk si ginnaaw loolu lan la mën a jural ci côté yàq-yàq Macky Sall également lan la mën a jural côté avantage Khalifa Sall nga xam ne ñëpp léegi ñu koy soxla. waaw mais man dama jàpp ni Macky Sall nag franchement yoonam nekku ci justice ñoom ñoo war a am seen taxawaay yu bopp liggéey la ñu war a liggéey te bañ a toppatoo leneen. nit ñi nga xam ni dañuy xalaat ni Macky Sall la ñu war a leeral ne Sénégal dafa am pouvoir exécutif pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire gis nga ki ñuy wax Montesquieu dafa bind ci l'esprit des lois que nit boo jël tappal ko ndomba tànk mu xaabaabal tout homme qui possède un pouvoir est naturellement tenté d'en abuser pour moytu xaabaabalu nit ñooñu noonu foo nga def ay contre pouvoir ñu jël pouvoir bi séparé ko en trois pouvoir exécutif Macky Sall loolu la yor Macky Sall li mu yor mooy pouvoir exécutif bien que moom mooy le gardien de la constitution mais moom moo yore exécutif maanaam ni ñuy doxalee réew mi ci mbirum koom-koom ci mbirum sécurité ci mbirum moom moo yor pouvoir judiciaire mooy juge yeeg tribunal li mbirum Khalifa Sall bi ñoom ñoo tax ñuy wax ñoom ñoo ko moomal seen bopp te ñoom normalement dañoo war a revendiquer et assumer seen indépendance maanaam ñoom ñoo moom seen bopp kenn du leen xàllal yoon ba ñuy jaar bi ci topp nag moom mooy député yi nga xam ne ñoom ñooy wote ay loi mais ñoom tamit ñoom ñooy xool nguur gi ndax ni muy doxalee baax na wala baaxul mooy contrôle de l'action gouvernementale donc pouvoir judiciaire dafa nekk loo xam ni moom boppam périmètre am fi muy yëngatu moom moo ko moom amul kenn ku war a ñëw naan ko nii ngay xoolee fële ngay def lii nga war a lijjanti la war a koo lijjanti kon nag Macky Sall moom yoonam nekku ci léegi li war a am mooy ñi nga xam ne ñi ngi liggéey ak Macky Sall ñoom ñoo war a leeral loolu c'est-à-dire que ñoom ñoo war a leeral ni Macky Sall yoonam nekku ci
juges yi ñoom ñoo yore dossier boobu ñoom ñoo war a de façon indépendante trancher par rapport à cette question. Bon, Khalifa Sall xam nga réew bu mel ni Sénégal dañuy jàpp ne nit bu ñu la tooñee day am ñu bëri ñu jóg jàppale la parce que dañuy jàpp ne li ñu la teg du jaaduwul. Macky Sall xam na loolu parce que dañ koo tooñ dëgg nag dañ koo tooñ nekkoon premier ministre nekk président assemblée nationale ñu créer ko ay problème nit ñi nag problème boobu ñu bëgg koo régleel seen bopp fexe ba mu nekk président de la république mais moom itamit bu mu tombee ci même erreur boobu parce que boo tooñee rek jàppal ne ka ngay tooñ nit ñi ña ngi koy jàppale voilà donc problème mu Sénégal aussi mooy problème mu ñi ànd ak buur bon buur peut-être mënuñu ko waxee deneen mais ñi ànd ak kii jiite des fois boo jiitee ñi ànd ak yow duñ la wax li ci ne yaa fi gën a rafet kii da laa bañ kële xeex ko kii baaxul ci yow bum la jege maanaam li ñu lay wax lu xaw a doy waar la te li leen di tax a jóg yëpp mooy li ñuy defar seen poche bu ko defee yow boo kiiwul ndànk rek boo àndul ak sa sago gën a déglu ki lay wax sax ni la xolal moytul lii nga def lii ñu bëgg a def nii jaaduwut nit ñi àndu na ci li nga xalaat bu ko def kooku nga gën a soxla kookoo war a gën a nekk sa xarit mais malheureusement Sénégal bis boo nekkee président nga gis ñoo xam ni ci ay dak la ñuy nekk ci sa wet di la indil ay noon di la wax kee tëj ko di la wax ni kii àndul ak yow di la wax kii da laa bañ te du ñu yem ci yow kese dañuy dem ci sa soxna wër ko naan ko diw lii pour que sa soxna ànd ak ñoom ba am lu mu leen jox loolu nag il faut nit ñi xaw cee yeewu tamit parce que une fois que ñu fal la rek moom da nga gis mbaboor gu ñëw bàbbee ku ñëw ci yow boo moytuwul rek di ngay fàtte ni yow nit dong nga nit kese nga nit képp nga te dañ laa jiital non pas parce que da ngaa gën nit ñi parce que dañoo am yaakaar ci yow te yaakaar boobu amoo droit tas ko. waaw mais loolu moo lay wan ni suñu parti yi am nañu problème en fait parce que mooy PS mooy exemple bi mais bëri na yeneen parti yu am propre situation yu mel nii nga xam ni presque dañoo tasaaroo alors parti yooyu ci lan la ñu tegu lan moo ko téye dëgg parti socialiste bu njëkk dafa amoon école bu doon dox école ba anamu daanaka kenn déggatu ko donc yooyu gis nga loolu moo lay wan ni organisation parti yi am na problème dafa amoon structure des cadres yu nga xam ni problème yi balaa muy am sax cadres yi war nañ ko mën a gatandu daan ni lay raam ca ñag ba la jëm donc nañu xalaat na la waroon na am structure des anciens anañu mag ñu baax ñi nga xam ni bu problème yi amee ñoom ñoo koy dox anañu structure des femmes parce que dañu jàpp ni jigéen ñi li ñu mën a dox ci jàmm góor ñi mënuñu ko résolution 1325 des Nations Unies dafa jàpp ne jigéen ñi il faut ñu dugal leen ci ni ñuy régler crise yi am entre les pays et dans les pays parce que capacité bi ñu am diplomatie amul kenn ku ko am yàlla moom moo leen may loolu anañu parti yi ci boppam ñoom ñoo am problème ba nga xam ne finalement parti yëpp bu ma ko waxee maa ngi tooñ parti yu ci bëri dafay am benn constante am na ñu ko doon wax ñi ci des yëpp nekk ay variable ka moom parti ba yore xaalis bi moom lépp. am na ay constante peut-être Tanor mi ngi continuer di wax ni mi ngi constante Khalifa bëri na ñu dem ànd ak moom mais li wéer te wóor moom mooy que tey jii parti socialiste doole ba mu amoon wàññeeku na Tanor doole ba mu amoon wàññeeku na parce que bu fekkoon ne am na ñu ànd ak yow ñu bëri ñenn ñi daal di wàññeeku dem bàbbeeku ànd ak Khalifa Sall te ci ànd ak Khalifa Sall bari nañu vraiment bari nañu donc ñooñu dañuy wàññi doole parti socialiste bu baax a baax gis naa ci man ci sama gis-gis ndaw yu bëri yoo xam ne dem nañu ànd ak Khalifa Sall gis naa ci ay mag ñu bëri ñoo xam ne dem nañu ànd ak Khalifa Sall gis naa ci ay jigéen yu bëri ñoo xam ne dem nañu ànd ak Khalifa Sall donc loolu wàññi na doole PS bu baax a baax a baax a baax ba pare am na ci ñoo xam ne faruñu woon fenn mais jàpp nañu ne dañoo tooñ Khalifa Sall ñu dem ànd ak moom donc kooku dooleem mi ngi gën a jóg dooleem mi ngi gën a bëri te yamul Sénégal nag aussi maanaam ci àdduna bi ñu bëri yaa ngi dégg ay maire association maire yu yëngatu ni nañu jàppale Khalifa Sall parce que liñ ko teg jaaduwut donc loolu laa lay wax ni des fois di nga def loo xam ni bu àndul ak communication bi war du nekk lu lay arranger mais day arranger ki nga jàpp ni sa adversaire la